jërë ngeen jëf ci seen ànd bi ngeen ànd ak seen télévision régionale Prestige TV bokk na la gën a fës ci xabaar yi ndigal yi ñu bëgg a jël jëmale ko ci tëj marché yi ci fukki waxtu ak juróom-ñett jaaykat yi nag ña nga cay joxe seenub xalaat. coow nag jib na fële ca Kër Moussa ndax ab bërëb bu ñuy jaayee jën bu ñu fa bëgg a taxawal. tàggat ñaar fukki nit yi bokk ci li nga xam ne mooy mbootaay bi yor wàllum kaaraange xale yi ñu koy wax CDPE. xibaaru bitim réew yi ak tàggat yaram ñooy doon njeexitalu xibaar yi nes tuut ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi. mbokk yi jërë ngeen jëf tey ci àllarba ji nag am nañu ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay doomu aadama yu am doomu jàngoro bi leen di coronavirus fukki ci ay nit nag ñàkk nañu seen bakkan leeral ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll. ñooñu nag seen lim nii la tëddee Kaolack am na ci fukk ak juróom-ñeent Thiès am ci fukk ak juróom Touba am ci fukk ak ñett Dakar Plateau am ci fukk Diourbel am ci juróom-ñaar Kër Massar am ci juróom-benn Mbour am ci juróom moom ak Wokam ñeent ci Daara Médina Parcelles Assainies Popenguine Tambacounda ak Tivaouane ñett ci Fatick Gueule Tapée Guinguinéo Kaffrine Kolda Koumpentoum Mariste ak Somone ñaar ci Bakel Castor Colobane Diofior Grand Yoff Kédougou Liberté 6 Ndofane ak Scat Urbam benn ci Almadies cité Aliou Sow cité Keur Gorgui Jaxaay Fann Résidence Fass Delorme Golf Sud Goudiri Hamo 6 HLM 6 HLM Grand Yoff Liberté 1 Linguère Mamel Matam Mermoz Patte d'Oie Point E Sédhiou Sicap Mbao Thiaroye-sur-Mer Tivaouane Peulh Vélingara Yoff Zac Mbao ak Zona téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent si malade yi nga xam ne dañ leen a toppoon ci biir kër yi ak ñi entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom malade ñoom ñoo nekk réanimation fukki malade ñàkk seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital wala ci biir kër yi ñu ngi am tan ñii di jaaykat yi ña ngay joxe seenub xalaat ci marché yi ñu bëgg a tëj gannaaw tàkkusaan maanaam bu fukki waxtu ak juróom-ñett jotee loolee nag nekk lu jëriñu réew mi tëral ñu ànd ci ak Fatou Fall. delloosi bi ñu delloosi waat état d'urgence bi ci région bu Dakar ak Thiès loolee tax ba préfet yi nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane ak Mbour daal di nañu joxe ndigal daal di tëj marché yi su juróom benni waxtu ci ngoon jotee. mboobee ndogal nag neexul jaaykat yi nekk ci Thiès ci seen kàddu loolu mën na leen a gaañ ci wàllu wi ñuy liggéey. mais réew mi instant bi diñ ci am wàll dafa mel ni gouvernement dafa fàtte ni commerçant yi dañu am wàll ci biir réew mi ndax bu dee Sénégal lañ wax diñ ne li gën a dox ci réew mi mooy commerce ak sàmm ak mbay te tey xam nañ ne nawet bi ni mu demee nii gis nañ ko sàmm bi ni mu demee loo yor gaa yi sàcc ko kon léegi li fi des mooy lan mooy commerce bi léegi commerce bi nag nañ ñu gën a dimbale gën ñoo taxawu pour ñu gën a xam fu ñuy teg suñu tànk. lin man mooy di ñaan gi mooy lan mu xool ban méthode lan mën a jël ba xam nga mucc ci feebar bi mais duñ dugg si loolu parce que ay borom kër kese ñoo nekk si marché bi yor ak njaboot ñu boot suñu ginnaaw bari lool
diggante bi nga xëyee ak fi ngay demee sa kër pause war a gontuwaat ak 18h daanaka benn la fi mu toll sax gars yi tey gis nga kenn pauseul heure bi ñun ñëpp daan dem suñu kër yi añi récupérer gontuwaat mais fi mu toll nii doy na waat lool. commerçant yi ñoo ngay ñaan njiitu réew mi Macky Sall ak ñi takk ndombal tànk Thiès ngir ñu wàññee diisaayu ndogal bi. buñ sañoon dañu yokkal heure bi bañ mën a dem 19h gañ nekkoon sax ndax 19h gi baax na moo tane boog ñu wàccee ay 6h wax dëgg yàlla loolu li ñuy jaay day xaw a des. moom moo yilif Sénégal lu mu décidé si réew mi dafay am tey bu ne woon bépp doomu aadama buy dox te takkoo masque bu la jàppee lu métti dina la si fekk di nga fay alamaan wala nan la yóbbu téye la bu doon tey dañ lay jàllale ñaari fan ba ñett su boobaa nit ñi kuy dox di nga takk sa masque. di ko ñaan daal moom mooy président de la république mu xoolaat daal naka ban méthode lañ mën a utiliser ba mucc si feebar mooy utiliser masque yi di diwoo gel yi te lii daal bëgg naa daal ñu xoolaat defaat taxaw seetlu defaat jàngat. parce que yaakaar naa ku xëy marché ba 18h mën nga ko bàyyi mu àggale ba 20h mu dem ñibbi. waaw xam naa loolu moo tax mu jël ko mais xam nga tey comme par exemple gel beet ñu ni ku fekk yow nga taxaw sa poche gel nekku si nan la yóbbu wala di nga fay alamaan su boobaa nit ñi dañ koy appliquer ko respecté ko mais moo nu gënal ñu naan dee leen wàcc 18h parce que diggante fi ngay xëy ak 18h dafa gàtt trop te yaakaar naa koo xam ne 20h nga koy tëddloo wala 21h mais mën koo bàyyi mu liggéey ba 20h su 20h jotee nga ko demal tëddi loolu yomb na man pour man mënoon nanoo jël yeneen méthode bu dul bii. bu weesoo loolu jaaykat yi nekk ci région bu Thiès ñu ngi ñaax askan wi ñu càmmonteeg digley waa kër docteur di raxas seeni loxo di takk masque di laal alcool gel ndax loolee rek mooy mën a delloo mbas mi di coronavirus. ci kër Mousse ab coow jib na fa la ko waral nag moo di ab bërëb bu ñu fa bëgg taxawal ci wàllum njaayum jën ab mbooloo nag taxaw nañu temm ngir xeex loole ndax jafe-jafe yi mu nar a andi la askan wa ci seen wér-gu-yaram ma ñu daal di déglu ki nga xamante ne ni moo di Ndiadé Kairé mi nga xam ne moo yor seen kàddu. usine jën bi moom mooy sunu naqar ba tax ñu daje fi usine bi def naa jot nañ cee nekk waaye doon ko xeex ci ñetti façon xeex comme waa ji mi ngi liggéey te ñun neexuñu il fallait que kon ñu fexe def lu gaaw ba autorités yi jot ñu. kon déjà kon dem nañ ci ñu yilif ñëpp ndax pétition bi dem na ba gouvernance dem nañ ci suñuy kilifa wax nañ leen yéen neexuñu wan nañ li waral neexuñu waa dëkk bi yëg nañ ci neexuñu ndax liñ xam ñun ci usine buy implanté borom usine bi fi may waxee yow ñi ngeen gis nii yëpp man ñoo collectif bu toll nii am ay at ñun xàmmewuñu borom usine bi mooy kan def naa usine boo koy implanté ci bërëb war ngaa xamante population bi. war nga leen amal njariñ war na la xàmmee nga xàmmee leen mais xamuñu ko mun kenn mënu la wax ni kii moom mooy Assane Faye bu ngeen bëggee lu ngeen xam dem leen ca maire ngeen laaj ko man dama am ay samay kayit yu valable damay liggéey te kenn mënu ma tere liggéey maanaam kon loolu bu ngeen ko déggee xam nga kon kooku mi ngi ñuy menacé mi ngi ñuy tëkku loolu nag tax na ba àgg nañu foo xamante ni usine bi danoo wax ni lu mën a am du liggéey maanaam du liggéey du question que bâtiment bi du continuer ak kay bañuñu bâtiment bañuñu mu def fa leneen mais usine jën la nungul loolu am fa usine tam bañuñu ko ñun bañuñu usine mais usine bi fi mu nekk la bëggul loolu tam bëggoon na nit ñi xam ko. def na professeur wax na ko léegi usine bi li mu njëkk a def dafa ñëw baare ay mbedd maanaam fi mu nekk noonu usage d'habitation la maanaam ku ne xam na ni fu ñuy dëkk la fu ñuy dëkk ndax bokk na ak fu ñu war a implanter usine. fu ñuy dëkk dafa am nu mu tudd fu ñuy implanté usine dafa am nu mu tudd waaye ñu ngi koy xaar ba mu yaakaar ne day ubbi usine bi di fi liggéeyam boobu loolu moom duñ ko nungu tey te duñ ko nungu ëllëg. ñaar fukki doomu aadama yu bokk ci mbootaay bi nga xam ne ñoo yor kaaraange xale yi amaloon ñu ab ndaje fële ca préfecture bu Thiès ngir ñu gën leen a tàggat ci wàllu googee loole boobalee doxalin nag dañu ko jël ngir xeex li nga xamante ne ni mooy yalwaanu gone yile ci mbedd yi ñu daal di teewlu ki nga xam ne mooy Ayni Awo nga xam ne moo fi nekkal Waarado fii ci Thiès. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la préfecture pour un atelier de mise à niveau des acteurs du CDPE. Ça s'y entre dans le cadre du projet que la RODO est en train de piloter, ça fait un bon bout de temps, avec Tostan et Anti-Slavery. C'est un projet qui vise l'éradication forcée de la mendicité des enfants. L'éradication de la mendicité forcée des enfants. Donc,
nous sommes là aujourd'hui pour faire une mise à niveau avec les acteurs parce que depuis le début du projet, on a eu à travailler avec l'inspection des Daara au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a eu à les former, à les amener à dans des visites d'échange avec d'autres pays qui ne font pas de mendicité ou bien où l'enseignement de l'islam est quand même bien perçu. Donc, ces inspecteurs ont bénéficié de toutes ces actions de la part de ce projet. Actuellement, pour la deuxième phase, on va travailler directement avec les CDPE pour que quand même qu'on ait une synergie d'action et une action concertée pour la protection de l'enfant. xibaar yi ñeel biir réew mi bokk na ci ab génnub àddina benn takk der bu nga xamante ne dafa daal di tàbbi ci ab mbalka fële ca Ngajaga Fatou Fall ci yaatal gi. ñu dooree xibaaru biir réew mi ca Ngajaga nekk ca nooto guy jama teenub gaz ba fa tàkkoon ba léegi fayagul li ca gën a doy waar nag mooy ku fa ñàkk bakkanam démb ci ab gendarme moom nag dafa daanu ci ab réservoir bu ñu fa defoon ngir fay tàkk-tàkk boobee moom nag bu mu fa daanoo def na fa ay waxtu laata sapeur di ko génnee ci yàggaay boobee la ñàkkee bakkanam ñu fàttali leen ni rek ci le 19 décembre la teen boobu tàkkoon ba léegi kenn fayagu ko nemmeeku nañ ci it ay techniciens yu bàyyeekoo ca réewum Amérique ñëw nañu fa ngir fay ko waaye ba léegi daal fayagul. brigade régionale buy xeex wàllum drogue daal dina teg loxo ñaari nit lañu leen toppee mooy jaay drogue ak denc ay ngànnaay yu ñu amul ndogal bu ñu sukkandikoo ci waa police ñaari kilo drogue yu ñu tuddee cannabis benn fital bu ànd ak ay balama benn fas ak benn charrette bu leen doon yóbbu jàpp nañu leen samba ba yooyu nag yóbbu nañu leen ca yoon. ñu jeexalee ko ak mbas mi di gën di yokk te ñu totofal ci état d'urgence ak couvre-feu moo waral kilifa yi dëgëral mesures yi ñu jëloon ngir mën a xeex ak mbas mi. préfet bu Thiès Tivaouane ak Mbour daal nañu fas yéene tëj marché yi bu juróom benni waxtu ci ngoon jotee li waral lool nag di cat ngir mën a xeex ak mbas mi di law marché yi nekk ci Thiès Mbour ak Tivaouane dinañu leen ubbi bu juróom benni waxtu ci suba jotee ba juróom benni waxtu ci ngoon ci dibéer bi nag marché yépp dañu leen di tëj. lii teelu bitim réew Donald Trump moom du fekkee li nga xam ne mooy bés bi Joe Biden di waat gannaaw ba mu nekkee jiitu réewu États-Unis moom Donald Trump nag dafa daal di ànd ak njabootam daal di dem fële ca Floride Mamadou Ndione. ñu tàmbalee xibaar yi teel bitim réew ak bés bu rëy bi am tey ji yemook ñaar fi fan ci weeru janvier tey de la ñuy dàppal ki nga xam ne moo Joe Biden mi xam ne mooy ñeent fukk ak juróom benneelu président bu réewum Amérique ba tax na nag ki nga xam ne mooy président ba woon di Donald Trump tey ji ci alarba bi nag la jël avion daal di naaw dem dëkk boobee ñuy wax Floride laata sax ñuy amal passation de serment ki nga xam ne mooy Joe Biden. ñu gis ne nag Donald Trump de moom ci wàllu boppam du fekkee cérémonie bu am solo boobu ñu jàpp ne nag Donald Trump moom ci wàllu boppam mujje na daal di wax rek ne mu ngay sargal ki nga xam ne moo ko gagné di Joe Biden waaye nag da koo def ab message rek envoyé ko message vidéo ñu gis ne nag milliardaire bi am xaalis lool di Donald Trump daal di siiw lool ca na mu doon doxalee réewum Amérique moom de jàpp nañ ne gulet moom ca ginnaaw bi daal ñu daan def passation service foofe ca réewum Amérique moom nag moo njëkk a nekk moo ñaareel ki nga xam ne moom moo gàntal ni mel ndax loolu mosoon na am boobu ak léegi nag lu tolloog téeméeri at ak juróom fukk ñu jàpp ne nag ki nga xam ne mooy Donald Trump daal dina woon ginnaaw passation serment boobee daal di jël avion ñibbi foofu ca Floride.
jóge nag Amérique dem ca Moyen-Orient ki nga xam ne mooy président autorité palestinienne di Mahmoud Abbas moom ci wàllu boppam nag daal dina xamle arjuma gi weesu ne la jëm nag ci la yitteel wàllub wateya yitteel wàllub législative ak présidentielle dinañ ko amal nag ci weerum mai jàpp weerum juillet bii di ñëw ñu xam ne nag ñu jàpp ne nag ab waxtaan de moo dox digganteem di parti bi di Fatah ak Hamas Fatah mi xam ne moo nekk ca pouvoir ba moo yilif bande bu Gaza waxtaan yooyu nag daal nañ ko amal boobu ak léegi daal mu ngi def ay weer ba tax na nag mouvement islamiste armé bi di Hamas ñoom de rafetlu nañu waxtaan boobee rafetlu lool doxalinu Mahmoud Abbas ñoom nee nañu askanu Palestine daal ñoom daal ñoo am sañ-sañ am cëggal guy di tànn seen njiit yooyee ñi lay fas yéene teewal ca la xam ne moom lañuy xeex. jeexale nag xibaar yi teel bitim réew foofee ca Darfour ca Soudan ñu gis ne nag ay xeexoo yu métti moo dox ca diggante ay waaso ya nekk ca Darfour lu tolloo ko téeméeri nit ak ñeent fukk daal nañu leen faat ñu bëri daal am ay gaañu yu métti ñu gis ne nag xeexoo yooyee sax ñu nga dooraat rek ginnaaw bi nga xam ne ñaari semaine ngi nii mission conjointe bu Nations Unies ak bu Union africaine ginnaaw bu ñu doon amal rek la jëm nag ci wàllu opération ci ngir saytu gox boobee di Darfour booba ak léegi sax toll ci ay fukki at ak ñett ginnaaw daal bu ñu jógee ca région ouest bu Soudan boobee daal gis nañ ne nag dañoo wone ginnaaw rek gars yi jëlaat seen ngànnaay di jàmmarloo ca seen biir ñu gis ne nag wala ñu jàpp ne dëkk boobee di Darfour di région bu mag nekk ca Soudan ay at a ngi ni daal xeexoo ak ñàkk juboo moo wéy di fa am. ñu ñëw ak yéen ci tàggat yaram lii di championnat bi boole mboolem dëkku Afrique ya tey la ñaareelu ba sama fële ca Cameroun na kii di CNEPS nag dina jàmmaarloo ak US Gorée ca Thiès faram-fàcce ak El Hadji Fall Ndaw ñu ubbeekoo ak championnat d'Afrique des nations bi nga xam ne ñu ngi koy jogante fële ca Cameroun ayu bés bu njëkk bi nag démb ci première journée bi ci poule D bi Zambie dafa daan Tanzanie 2-0 Guinée dafa daan Namibie 3-0 ci programme Cameroun mi nga xam ne dafa daanoon Zimbabwe ci bés bu njëkk ba dina jouer contre Mali mi nga xam ne dafa daanoon Burkina Faso 1-0 Burkina Faso nag moom ak Zimbabwe ñooy songo ci deuxième journée bi ñaari équipe yooyu yëpp dañoo jóge ci ab jël. Football championnat national Ligue 1 match d'abo première journée la woon Teungueth FC di songo tey ji ak Casa Sport fële ca Ngalandou Diouf ca Dakar nag Jaraaf dina songo ak Mbour Petite Côte. Quatrième journée ci programme dimanche ak jàmm ci stade Lat Dior bu Thiès CNEPS Excellence dina fi dalal Union Sportive bu Gorée ci Ligue 2 nag samedi juróomu waxtu Africa Promo Foot dina dalal Demba Diop bu Mbour ci waxtu bu njëkk ba nag pour National 1 bi US Rail dina songo ak AGEL bu Rufisque. Lundi ak jàmm ci Ligue 2 Thiès Football Club dina dalal Linguère bu Saint-Louis ci waxtu bu njëkk ba nag Kayor Foot dina songo ak Olympique bu Ngor. ci Europe Super Coupe d'Italie tey jii la final bi Juventus de Turin war cee songo ak Naples ñu fàttali rek ne Lazio Rome moo yore raaya gi moom ci atum 2019 dafa daanoon Juventus de Turin nii di jongante ci final bi 3-1. Bundesliga fële ca Allemagne fukkeelu ayu bis ak juróom-ñaar Mönchengladbach dafa daan Brême 1-0 Wolfsburg daan Mayence 2-0 Hoffenheim dafa dem fekki Hertha Berlin daan ko 3-0 Leverkusen dafa daan Dortmund 2-1 ci programme nag kii di Bayern de Munich tey nekk ci place bu njëkk ba dina dem fekki Augsburg.
Schalke 04 dina songo ak Cologne. Leipzig nekk ci ñetteelu place bi dina songo ak Union Berlin. Bielefeld dina songo ak Stuttgart. Fribourg di songo ak Francfort. Liga espagnole fukkeelu ayubés ak juróom-ñeent. Cadix ak Levante dañoo témboo 2-2 la ñu def. Valladolid ak Elche ñoom it dañoo témboo 2-2. Séville FC dafa dem fekki Alaves daan ko 2-1 ci programme tey jii. Getafe dina songo ak USK. Betis Séville di songo ak Celta Vigo. Villarreal di songo ak Grenade. Coupe de France lañ koy jeexale 8e de finale. Paris FC dina songo ak Havre 1-0. Ajaccio moom dafa éliminé Châteauroux 2-0. Valenciennes dafa daan Chablis 2-0. Auxerre dafa daan Troyes 1-0. ñu jaajëfal leen ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak seen télévision régionale Prestige TV di leen ñaanal fanaanu jàmm ba ëllëg incha allah.